salaamaaleykum mbokk yi ñi seetaan ci Time for Africa xibaar yi nag bokk nañ ci liñ fi nar a waxtaanee lu jëm ci wàllum élection locale yi ñuy dëgmal ñaar fukki fan ak ñett muy dimanche gi ñu dëgmal waaye nag laata élection yi nag jàppante yi bëri na lool ci Sénégal ci diwaanu Sacré-Cœur nag am na kër goo xamante ni dañoo dal ci kawam ñoom ñu daal di joxoñ baaraam tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy farandoo yu Barthélémy Dias waaye nag ñu sukkandikoo ci yeneen tontu yu jógee ci camp bu Barth nee nañ nag ñi nga xamante ñoom ñooy coalition benn bokk yaakaar ñoom tamit seen loxo mu nga ca diwaanu Saint-Louis foofee itamit Mansour Faye mi ngi doon tase ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñenn ci ay doomu Ndar yooyee lam fa wax nag nee na daal dina nag defaraat dëkk ba mu rafet. jamono jooju nag Sénat muy kuréel gi nga xamante ni moom moo yore organisation scrutin bi moom mi ne daal ngir nag mbir mi jaar yoon fas yéene nag jël lu ëpp ñaar fukki junniy doomu aadama ngir nag élection yi mën a jaar yoon. beneen kuréel di CNRA mu yëngatu ci wàllum traitement information yi jëm ci wàllum activité politique yi moom mi ne ma ngay artu ñi nga xamante ni ñoom ñooy presse bi rawatina sax équipe bi nag di dande li ko waral nag nee na dafa am njuuj njaaj yu am ci ni muy joxe xibaar yooyu. mbokk yi xibaar yi bitim réew ak tàggat yaram moom mooy ndar képp jotaay bi léegi yaatal gi. jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar yi dañu koy doore ak campagne électorale bi ak xeex jàppante yi fi am dem na sax ba ay sodewante am ci ndaxte ci diwaanu Kër Massar foofu ki nga xamante ni moom mooy Talla Sall am fanweeri at ak tamit magam bi di Amadou Sall ñoom nag nee nañu dañu leen lakk ñu taal leen jëppët foofu ginnaaw nag benn waxtu ci guddi bi mu jotee ci lañ nag leen cor li nga xamante ni moom mooy liquide boo xamante ni daal boo ko taalee mu tàkk bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ni moom mooy Les Échos ba jamono ji sax ne neen daal rawale nañ leen ci hôpital la ñi nga xamante ni nag ñoom la ñu yaakaar ne ñoom ñoo def mbir mi ñoom nag nee nañu ñu ngi banqaasoo ci parti bi di gëm sa bopp. xibaar yi ba tey wàllum campagne électorale xam ngeen ne nag ci diwaanu Sacré-Cœur ni ki démb ci guddi am na ay kër yu ñu fa doon daj ay oto yu ñu fa ay yàqate waaye ci suñuy gëstu dañuy jàpp ne daal ñi nga xam ne ñoom ñooy farandoo Barthélémy Dias ñoom ñoo ko def waaye tamit ñooñu dañuy weddi tuuma tungu ne du teew ñuy nataal nañu déglu ndaw si moom indi na ci ay leeral. bi muy wax il a parlé de son bilan il a dit que def na fi ay affaire ak yooyu xale yi dëkk ci koñ bi taxaw ci biir kër gi ci kaw terrasse bi parce que fii la taxaw di wax sama petit frère taxaw ci kaw terrasse bi ne ko vraiment Barthélémy ça suffit ça fait 12 ans que tu es là defoo fi dara. C'est pas la peine ngay taxaw fi di wax parce que tu ne peux pas nous convaincre. Je suis allée vers lui pour lui dire donne-moi le micro ma calmer xale mu ne ma non c'est pas la peine ne gros bras yi mu àndaloon faites ce que vous avez à faire ñooñu retourné ci man la ñu njëkkee commencé di ma dóor sama chance li tax gaañuñu ma mooy si biir cortège am dafa amoon kenn ku ma ci xam moo ñëw tëdd sama kaw ne leen kii sama sœur la du ngeen ko laal am ñu dugg ci biir kër gi. ne dañuy fekk sama frère ci biir kër gi pour rey ko plus d'une dizaine de personnes dugg nañ saccagé nañ kër gi yëpp sama benn frère bi gaañ nañ ko mi ngi dem hôpital saccagé dañ daal kër gi yëpp yàq nañ sama oto gis ngeen niñ ko def et pendant tout ce temps lui il a cautionné parce que moo taxaw naa leen di ngeen xam ne maa leen gën a bandiwu leen du ma wax ngeen di wax su ma ñëwee di wax da ngeen may déglu ma wax li may wax munoo leen ma tere wax li may wax di ngeen xam ne ay maa leen gën a bandi da ngeen di jaay bandi maa leen gën a bandi. est-ce que amoon na ay jaasi ak yooyu. ils étaient tous armés. amoon na ils étaient tous armés. man maa taxaw fii di leen téye man jigéen parce que sama frère yi ñoo nekk ci kaw di leen téye pour ñu bañ a dugg ci biir kër gi mais mënulu ma leen dara. il a dit mot pour mot ñii ay bandi lañ te seen yaay moo ko cautionné ça je ne le lui pardonnerai jamais. ginnaaw Sacré-Cœur ci diwaanu Grand Yoff foofu tamit xumboon na niki démb ci terrain gang gi ka fa nekkoon nag moom mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar di Cheikh Bakhoum moom mi ngi dëggal ne daal li nga xamante ni dig na ko askanu Grand Yoff dina ko def ñu teewlu Cheikh Bakhoum. leen di gërëm ci seen taxawaay waaye ne leen wax ne sas ngeen ñu te incha allah lépp loo xamante ne wax ngeen ko ñun également engagement yi ñu jël. lépp dinañu ko respecté te di ngeen fier ci équipe bi nga xamante ne di ngeen ko fal le 23 janvier 2022
suñu adversaires yi commencé nañu paniquer parce que bu ñu demee ba le maire Khalifa Sall suñu maam boobu ñëw fii ci Grand Yoff ne man dama wax ne damay raser quartier Arafat xam nga ne kooku amatul benn argument comme nag def na jamonoom na dem tàllal pliyaanam fële ca immeuble Kébé toog naan ataayam te bàyyi ñu defar Grand Yoff mais pour gérer commune wala gérer département da nga war a am ay compétences defar dëkk bi te loolu la ñu soxla donc nag waa Grand Yoff ñu ngi leen di woowaat Grand Yoff gëm nañu ne pare ngeen pour le changement est-ce que vous êtes prêts pour le changement. ginnaaw Ndakaaru dañu nag jéggi Thiès dem fa nga xamante ni moom moo di Saint-Louis foofee beneen coalition ba tey benn bokk yaakaar mi ngi fa woon moom mi leen nag di Mansour Faye mi ngi doon tase ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wa lam leen wax nag nee na dina defaraat bu baax a baax soppi xar xanam mu Saint-Louis moom Mansour Faye moomee daal nee na daal lépp loo xamante ni dig na ko askan wa su faloo dina ko def Mansour Faye la ñuy teewlu. programme assainissement yi daaw jéeg ñëwoon naa fii ci période hivernage ma gis mu taw bëri ndox mi dugg ci kër yu bëri ma saisiroon Promoville bu ñu defoon di programme d' assainissement pour Cité Niakh lenn dong moo tax finalement defaguñ ko mooy c'est la Covid bi moo tax programme boobu commencé wul parce que les ressources de l' État dañ jël consacré ko contre la lutte contre la Covid loolu moo tax yenn programme État ci ay dans les opérations amul dans certains secteurs lu ma leen mën a wax mooy je sais que l' assainissement de Cité Niakh priorité la et on va se battre on va même pas se battre on va solliciter l' accompagnement du chef de l' État su ngeen gisee tey première dame ñëw Ndiolofène ñëw ba Cité Niakh c'est parce que daf ñuy jàppale ci liggéey bi. dinaa fexe ba l'assainissement de Cité Niakh soit une réalité. affaire poste de santé bi su ma amee espace moi on va s'engager pour construire un poste de santé. ginnaaw jàppante gi ak déclaration yi nga xamante ni dañu koy ñaawlu ci politiciens yi kuréel gi nag di CNRA moom mi ngi artu bu baax a baax ñii di organe de presse yi ak anam yi nga xamante ni moom la ñuy joxe seen i xibaar bu ñu sukkandikoo sax si information bu ñu mujj jot rajo Dande Mayo FM moom mi ne daal waa CNRA dañu leen nag yónnee ab bataaxal artu leen bu baax a baax si anam yi nga xamante ni moom la ñuy joxe xibaar yi politique yi dañ ci nemmeeku nag ay farandoo yu leer nañ ñi loole nag dañu koy tere bu ñu sukkandikoo ci Babacar Diagne moom ak ñi mu àndal nag nee nañ loole daal su ko defee rajo boobu dafay violer lii di nag texte yi nga xamante ni daal jukkee nañu ko ci article 18 cahier des charges bi wax ne sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy rajo yi communautaires yi ñoom daal joxuñ leen priorité boobee ñu mën a jox ay information di def ay débat yoo xamante ni daal débat politique la te dañ ciy gis ay farandoo yu leer nañ ñi ba tey nag ci xibaar yi jëm si wàllum campagne électorale ginnaaw CNRA dañuy naan nag seeti waa Sénat nag ñoom nee nañu dañu bëgg élection yu jaar yoon te ngir élection yu jaar yoon foofu nag ñu am ay nit yoo xamante ni yu am xel lañu ñoo xamante ni xam nañ élection yi naka lay demee maanaam organisation bu rafet moo tax nag ñu tànn lu tolloog 20 fukki doomu aadama ngir nag ñu mën a dawal li nga xamante ni moom moo di élection yi rafet ñu déglu élément bi ngir gën si indi ay leeral. ngir nag am élection bu jaar yoon te du am benn njuuj njaaj kuréel gi ñu dénk ko muy Sénat ñoom nag dañu nag tànn doomu aadama yu bari lu toll ak 20 fukki junni doomu aadama ngir nag élection yi mën a jaar yoon fii si Ndakaaru nemmeeku nañ fii lu toll ak junni yu toftal 200 doomu aadama yi nga xamante ni dañu leen recruter ngir nag ñu assurer kaaraange gi waaye tamit fexe ba élection yi jaar yoon fii si Ndakaaru nag bureau yi bari nañ lool. ndaxte toll nañ ci junni yu toftal 200 bureau bu ñu xoolee nag ci Sénégal wërngal këpp élection yi nga xamante ni dëgmal nañ ko 20 fukki fan ak ñett ci weerum janvier muy maanaam dimanche dañ ci nag seetlu ay coppiti ndaxte ci atum 2014 liste yi toll woon nañu ci 2 junni yu toftal 200 ak juróom-ñaari liste waaye nag bu ñu xoolee ren ji atum 2022 liste yi nag toll nañ ci
ñetti junni yu toftal téeméer ak fukk ak ñaar ren ji nag élection yi toll nañ ci juróom benn million yu toftal juróom ñetti téeméeri junni doomu aadama ci ñooñee nag ñi nga xamante ni mësuñuy woote toll nañ ci ñaar téeméer ak juróom fukki junni bu ñu xaymaa nag bureau yi nga xamante ni am na ci Sénégal yépp toll nañ ci fukk ak juróomi junni yu toftal juróom benn fukk ak juróom benn bureau ci Sénégal yépp kon nag élection yi ñu ngi koy waajal niki nag dimanche ji mu nekk élection gox yeeg goxaani maire yi ak département yi. jàmm joojee moom la ministre de l'intérieur du Antoine Félix Diome loole la bëgg moo tax nag démb defoon na ab seetlu ci yenn ay bureau de vote ginnaaw nag loolu mu ngi ñaax sénégalais yi ñi nga xam ne ñooy voté ji ñu dem nag voté ji ci jàmm ñibbi ci jàmm ñu teewlu ko. li nga xamante ni moo doon sababu jóg bi tey mooy ñëw saytu si li ñu santoon autorité administrative yi nekk ci gox yooyu. muy teel a jublu ci liggéey bi ba matériel électoral bi ñoom ak DGE parce que DGE moom moo koy organiser mais daf leen koy jox ñu conditionné ko war ko yóbbu ci fi nga xamante ni fa la ñuy voté ñëwoon tey kon pour xool ndax matériel bi lépp yegsi na matuwaay yi nga xamante ni moo ci war ngir bu dimanche jotee incha allah électeurs yi war a tànn ñi leen war a taxawal ci conseil départementaux yi ci communes yi ak ci villes yi mën ko def ni mu waree bi nga xamante ni ñi ngi jub élection yi dama jox ndigal gouverneurs yi ni leen kenn ku ne ci ñoom na nga def réunion yi nga war a def yëpp xool li nga war a taxaw yëpp ngir sénégalais yi mën a génn voté ci jàmm dellu seen kër ci jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu continuer di dund ni ñu nekkee ay doomu ndey ak ay doomu baay niñ ko xamee ci suñu réew. ginnaaw élection yi am accident bu métti nag bu am fële nag ca diwaanu Linguère diggante Linguère nag ak Matam accident bu métti boo xamante ni fukki nit ñoo ci am gaañu yu bëree bëri waaye nag kenn ñàkk ci bakkanam bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nag nee na jamono ji ñu ngi leen rawale ci hôpital Magatte Lô bu Louga waa sapeur pompier yi tamit ñi nga fa waaye nag am na enquête bi nga xamante ni ubbi nañ ko ci accident bi nag mu ngi am bi 6 heures du matin jotee. beneen xibaar muy nag takk suuf nag nekk loo xamante ni bëri na lool ci dëkk bi ba tax nag ñuy duut sin baaraam ci mbir moomu laaj nag askan wi naka lañ ko gisee mais nag ñu bëri daal nee na ñu bëgg lu yomb la waaye tamit dañ ciy gis loo xamante ni daanaka l'islam daal bëgg ko reportage bi ak Ousmane Niang. lu ne fàng kenn du ko jeex mu wuuteeg loon sëy yi nga xam ne dañu koy takk ci suuf loole ndax dagan na. takk ci suuf dafa xaram baaxul fet li ngay nëbët kuy nëbbatu kuy sàcc di nëbbatu day mel ni kuy sàcc da ngay sàcc déet ko du jàppale lislaam ko di ñaati lislaam la fan ci fan gisuma ko fen bu jugul bi takk suuf dagan suuf mooy la suuf si suuf du ko takk kaw en tout cas ci kaw wala ci suuf sëy du ay caaxaan fam bi gis ne lu sacré la lépp luñ ciy def rek daa war a leer. mariage dafa nekk loo xam lu sacré la te union la boo xam ne da ngay ñaan yàlla mu durer toute la vie parce que kenn waru ko def ci nëbboo lépp dañ ko war a teg ci dëgg quelle que soit situation contrainte ku jigéen ki ak ku góor ki pour man war nañ ko fi soldat non baaxul moom parce que lu ñuy def di ko nëbb baaxul. sëy nag boo koy takk daa am yoon am loo xam ne mooy tax mu dagan kii noonu la gisee. takk suuf mooy lan sax maanaam valable na wala takku lan la maanaam biñ ci xam moom valable day ami seede am can bu loolu amee rek valable islam moom loolu moom day am can ami seede mais bu amut can wala amut seede valable. mbir mi nag li koy waral ci ñu bari ñuy faral di takk suuf lii la. dans la majorité d'après ñun sondage yi ñu def ñi koy def lu ci ëpp si guddee ci góor ñi bon dañu signé régime monogamie kon amatuñ droit takk keneen ce fait que il faut ñu nëbbatu takk ko jigéen ñi aussi peut-être que ak ñenn ñi bon li ñu lay wax mooy bëgg nañu waa ji bëgg nañu sëy ak moom ñenn ñi aussi dañ naan la bon jot nañu am ak moom doom bon raison yooyu lañ lay jox daal moo tax ñuy nangu ñu takk leen ci suuf en attendant que ñuy jéem a régler problème bi nga xam ne moo indi loolu ñu doon ko. takk sëy ci suuf nag jamono yi daa lëmbee dëkk bi ba bu ñii di ko ñaawal ñeneen ñi di ko dagandal en tout cas lu mën a xew mooy ñu bari rafetlu wuñ ko ndaxte lu baax moom bu dee dëgg la day siiw ñëpp daal di ko xam. jërëjëf Ousmane Niang ci gëstu boobee takk suuf mu nekk reportage bu am solo beneen reportage jëm si wàllum wér-gu-yaram ñu gis ne nag ci hôpitaux yi
anam yi nga xamante ni moom la ñuy dalalee ñi di way maladie daal rafetluñ ko dara am na ñoo xamante sax dañ fay jaaree ñàkk seen bakkan mu nekk loo xamante ni askan wi ñu ngi koy ñaawlu reportage bi ak kii di Barthélémy Coly. seetlu bi benn la médecin yi ni ñuy dalalee patients yi ci hôpitaux yi rafetul askan yi di ko ñaawlu. même man mi léeg-léeg damay feebar ma dem hôpital mais ak sa souffrance bi ngay am métit bi médecin bi bu ñëwee yow da ngay teel a dem parce que da nga bëgg a faju 6 heures du matin da la fekk foofu mais médecin balaa muy ñëw 10 heures te bu ñëwee ëllëg mu jël la day toog di lijjanti leneen loo xamante ne teguñu ko fenn yow boo kaasee médecin bi du la faale yow mi nga xam ne yaa kaas médecin bi dootu la faale day jël patient ku ko neex yow mun na la mujjee te loolu médecin yi dañuy jël respecté seen heure wàcc bu jotee duñ la sax may dañ la naan suñu heure jot na wala heure pause te loolu teguñu ko fenn. yenn saay dañu gis ay mag wala xale toog di xaar lu yàgg te kenn du leen dalal wala orienté leen mu nekk lu métti moo tax kii di gën a ñaax ñoom docteur yooyu wala assistant yi médical yi. médecin yi moom doy na waar parce que des fois da ngay dem foofu waaw am na ñoo xam ne moom wax dëgg doy na waar trop waaw am na ñoo xam ne duñ la kii duñ la respecté duñ la kii daal waaw des fois moom day xaw a doy waar trop sax waaw man moom li may wax nii xam naa ko trop. waaw parce que man seete woo foofu laay fajoo sax waaw mais daal doy na waar daal waaw ñoom daal mun nañu xoolaat daal mbir bi nu muy kiiyee quoi. waaw da ngay dem foofu waaw des fois booy wax ak ñoom ñi kii sax duñ la faale xam nga tamit day métti waaw comme ñun xamuñu ñun dañoo ñëw rek pour faju mais des fois tamit da ngay ñëw nga laaj leen ne ndax man waaw fan laay defee lii mais ñoom duñ la faale des fois ñu wax ak yow. ci wax boo xam ne daal day xaaw a kii quoi day xaaw a yéeme quoi. saafara nag mën na see am su fekkee nguur gi dugal na si loxoom. nguur gi moo ci war a jël matukaay yoo xamante ni parce que su fekkente ne nit ki feebar na ba ñëw nguur gi moo leen fa teg ñoom dañu war a respecté kii bi malade bi dafa ñëw pour faju te ñoom tamit dañ leen di fay pour ñuy faj malade mais ñëwuñu foofu pour toog di topp seen portable yi wala di topp loo xamante ni teguñu ko fenn ci yoon wala benn ñaar ñett ñu bindal la ordonnance yoo xamante ni yow lii du la faj. nga dem ñëw jëndaat di si topp di daw di loolu moom rafetul. li nu mel nag bëri na lool si bërëg fajukaay yi am na ñoo xamante ne sax dañuy faatu laata ñu leen di consulter. xabaaru bitim réew yi dañuy dem ca diwaanu Mali foofee nag askan wa delloo nañ njukkal ka fa nekkoon président Ibrahima Boubacar Keïta te faatu ca diwaanu Ghana nag explosion bu métti la ñu fa gis ci région bi ñu naan Bogoso te juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar faatu si deew kii di président Jovenel Moïse ca diwaanu Haïti nag am na doomu aadama bu ñu suspecté foofee ca diwaanu États-Unis leeral yi ak ki nga xamante ni moo di Aminata Kor. xibaaru bitim réew dañ koy dooree ca Mali dem fekk deuil national bi nga xamante ne moom la ko état ba defal kii di Ibrahima Boubacar Keïta ginnaaw ba mu génnee àdduna dimanche bi ñu weecu tey jii nag ci àjjuma lañ koy jébbal boromam waaye laata ñuy def loolu ñii di gouvernement ba ak malien yi nga xamante ne rek dañ ko soppoon dañ koy amal tey ñaan yoo xamante ne dañ koy ñaanal ngir rek mu daal di tëdd fa mu nekk si jàmm ci noone sax ci alxamis bi niki démb daanaka lu bëri ci ay tant ay bâche ak chaise nag moom lañ daal di def ci kanamu këram noone sax ki nga xam ne moo nekkoon Ibrahima Boubacar Keïta ñu fàttaleen rek dañ ko jële woon ci nguur ga ci li soxal wàllum coup d'état ba mu fa jógee ba tey jii nag junte militaire bi nga xam ne ñoom ñoo ko yor te seen chef nekk Assimi Goïta moom tamit daal na bind ab bataaxal rek ngir njaal bi nga xamante ne moom lay jaal Ibrahima Boubacar Keïta ci biir këram nag daanaka lépp loo xalaat rek ci quartier bu tudd Sébenikoro foofee la dikkee woon ca capitale bu Mali daanaka photom bu mag sax lañ fa daal di def rek ngir na fàttaliku li nga xam ne rek moom la amaloon malien yi Gànna la ñuy dem fekk fa explosion bi fa am ci benn camion moo daal di exploser daanaka lu toll ci fukki nit ak juróom-ñaar ñoo fa ñàkk seen bakkan ak juróom fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoo fa am ay gaañu-gaañu mbir mi nekk loo xam ne jaxasoo na lool ba tax na nag ñi di sapeur pompier dañoo daw rek wutali ngir daal di dimbale ñi nga xam ne dañoo am ay gaañu-gaañu explosion boobee mi ngi am ci booru midi ci alxames bi niki démb boo xam ne soriwul dëkk bi ñu naan Bogoso foofee la daal di amee ci benn camion boo xamante ne mi ngi yeboon ay bagages yu defoon ay explosif image yi nag ñi ngi koy wone ci France Presse ak détails yu bëri yi nga xamante ne rek wone nañ ko foofee ñu dem Haïti wax nag ci wàllum assassinat président haïtien bi di Moïse Jovenel ginnaaw bañ ko fàttee nag tegaat nañ keneen koo xam ne rek dañ jàpp ne dafa bokk ci ñi ko comploté fële ca États-Unis ki nga xam ne rek teg nañ ko loxo mi ngi tudd Rodolfo Jarre mu ngi am ñeent fukki at ak juróom-ñett ni ki démb lañ ko doon atte ci tribunal bu Miami ñu fàttaleeg ne kii di Jovenel Moïse ñu ko
faatoon ca juillet ba ñu weesu ci noonee sax ki nga xam ne moom lañ teg loxo dañ jàpp ne dafa bokk ci ñi programmé faatu ki nga xam ne rek Moïse Jovenel moom Rodolfo Jarre nag bañ ko waxtaanee ci moom ci kanamu juge bi dafa daal di xam ne bokk ci benn yoon moom nag mu ngi juddoo Haïti ak Chili comme moom moomee sax dina toog États-Unis lu bëri ci at ginnaaw bañ ko boole ne bokk na ci ñi rey ki nga xam ne rek mooy président haïtien boobu waaye Rodolfo dafa daal di xam ne mosut bokk ci ñi nga xam ne joxe nañ arme ginnaaw bi nga enquêteur FBI yi daal di amalee seeni wax dafa daal di nag dàkk rek li nga xam ne moom lañ koy tuumal ci Colombie nag daal nañ tegaat ñeneen ñoo xamante ne rek dañ jàpp ne bokk nañ ci coup d'état boobu nga xam ne moo rey Jovenel Moïse ca Haïti. Aminata Koor jërëjëf ñu tàbbi ci xibaaru tàggat yaram yi nag def benn zoom ci CAN Coupe d'Afrique des Nations 33e édition bi léegi nag match de poule yi jeex na 8e de finale yi moo des affiche yi ak tamit nërmeelu gi nga xamante ni Algérie teeral na koy nërmeelu ñu déglu leeral yi. xabaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne nag fu ñu toll nii ñu ngi ci 8e de finale yi Sénégal nag war a tase ak Cap-Vert talaata gu ñu dëgmal bu ñeenti waxtu jotee Sénégal googee nag xam ngeen ne Cheikhou Kouyaté du bokk ci match bi waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di Ismaïla Sarr moom it du bokk ci match bi moom Ismaïla Sarr moomee nee nañ nag jamono ji ñu ngi koy xaarandi ci équipe nationale bu Sénégal ginnaaw bi mu defee réattélisation foofee ca diwaanu Barcelone fu ñu toll nag ñu ngi koy xaarandi ay bés gu ñu dëgmal su yàlla defee Sénégal nag gagné si 8e de finale yi dafay kon fekkee match quart de finale yi Pape Matar Sarr amoon nañ tiit ci moom waaye nag nee nañu fu ñu toll nii war na mën a jouer diggante Sénégal ak Cap-Vert kon nag mi ngi noonu Sénégal du moom dong moom moo qualifié ci li nga xamante ni moom moo di 8e de finale yi waaye tamit gis nañ affiche diggante Gabon ak Burkina Faso gis nañ itamit Nigéria ak Tunisie Gambie war a tase ak Guinée mu nekk match boo xamante ni 100% Afrique sowu jant lay doon Cameroun di tase ak Comores ak Gambie nag ñoom ñoo nekk ñaari équipe yi nga xamante ni mosuñu yegsi fu ñu yegsi si Coupe d'Afrique te itamit ren ji la ñu ñëw ci maanaam Coupe d'Afrique des Nations Sénégal Cap-Vert xam nañ ko Maroc di tase ak Malawi Côte d'Ivoire mi nga xamante ni moom moo génne Algérie ñetti bal ci benn moom mooy tase ak Égypte Malawi wala sax Mali di tase ak équipe bi nga xamante ni moom moo di Guinée équatoriale waaye nag beneen déception bu rëy mooy diggante Côte d'Ivoire ak équipe bi nga xamante mooy Algérie mu nekkoon match bu métti donte sax Algérie bu gagné woon day am jafe-jafe ngir qualifié ci 8e de finale kon Côte d'Ivoire moo ko mujj dóor ñetti bal ci benn Mali moom gis ngeen ko kon moom yegg na ñi nga xamante ñoom ne woon waa Mahrez ñoom ñëpp daal kon dellu nañu ci seen club mbokk yi loolu la fi woon ci xibaaru tàggat yaram. jërë ngeen jëf mbokk yi lii la fi woon ci xibaar ci Time for Africa di leen jox nag dig daje suba ci grand journal bi mooy nag le journal de la semaine lépp li nga xamante ni jot na xew fii ci Sénégal ak xibaar yi nga xamante ñoom ñoo gën a fës loolee moom moo nekk li nga xamante mooy gën a fës tamit ci xibaar yi mbokk yi kon di leen jox dig daje rek ba suba incha allah.